asalaamaaleykum les téléspectateurs de Kajoor Actu, les amis internautes ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfalaat ci fidélité bi ngeen am ci seen chaîne bii di Kajoor Actu. tey nag ñu ñëwaat ci beneen numéro ci seen émission bii di compte à rebours. tey nag ñu am benn candidat di monsieur Ibrahima Hamidou Dème ñu gën koo xam ci Juste Dème muy candidat à la mairie de la ville de Thiès. bokk ci coalition bii di avec di alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes bokk ci parti bi nga xamante ne tamit moom mooy ensemble. tey ñu fekk si ko fii ci siège am fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy candidature am ci mairie bu ville de Thiès ak tamit li nga xam ne lépp mébét na ko. li ñuy def rek mooy daal di jàkkaarloo ak moom ci suñu biir émission monsieur Dème ñu ngi lay nuyu. Mbaye Dione maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ci sa invitation ci seen émission compte à rebours maa ngi nuyu mbokk ñi ñu seetaan yëpp surtout mbokk Thiessois yi di leen sant di leen gërëm. waaw ñu ngi lay fay bu baax a baax monsieur Dème. di la jaajëfal tamit ñu bëgg a xam rek kan mooy monsieur Ibrahima Hamidou Dème. waaw Ibrahima Dème moom fii ci Thiès la juddoo en 1975 Thiès fii laa jàngee ba am sama bac dem Dakar Université Dakar bi ma fa defee nag at ñi cycle BNAM de formation greffier donc depuis 98 dugg naa ci fonction publique bi ma liggéeyee 5 ans comme greffier parallèlement dama doon continuer samay études en droit après ma maîtrise ma def concours magistrature bi ma ko amee 2003 ma def formation bi génne en 2005. waaw bi ma génnee 2005 nag liggéey naa d'abord fii Thiès pendant 9 ans ba 2014 fii lañ ma affecté cour d'appel Dakar ma nekk fa ñeenti at comme substitut du procureur général fa laa jeexalee sama carrière judiciaire comme magistrat. waaw léegi ma démissionné ci magistrature boobu nag après ci laa jëlaat beneen yoon mooy yoon bi nga xamante ni moom mooy li tax tey ma nekk candidat mairie ville Thiès moom mooy ma embrasser la carrière politique. donc pour résumer daal loolu la léegi nag leneen li mooy en tant que samay activité professionnelle depuis 9 ans tamit maa ngi jàngale à l'université de Dakar parallèlement consultant là juridique loolu mooy sama liggéey mais récemment aussi avocat là ci cour pénale internationale donc voilà vraiment c'est sama carrière. merci beaucoup monsieur Dème. Juste Dème ci mën naa ne Sénégal yëpp Juste Dème la ñu xam boo nee Ibrahima Dème lu ñu ko xam lan moo waral Juste Dème ndax yow yaa incarné le mot Juste Dème wala askan wi ñoom ñoo tàmm di wax tur boobu. waaw xam nga man ci sama carrière nekk naa ci juge mais benn at laa nekk juge xam nga nit ñi nag Sénégal xam nga mbirum justice dafa compliqué mais ñun ñi ci nekk ci biir dafa compliqué parfois donc intellectuels yi sax mënuñu parfois def différence entre juge procureur ak avocat ñenn ñi nga xamante ne sax jàng nañu mais nag jànguñu droit waaw léegi man. ci sama carrière nekkoon naa ci juge benn at leneen lépp procureur laa woon waaw sama beneen partie carrière bi lépp fonction procureur laa de exercer woon maintenant nit ñi juge la ñu gën a xam waaw moo tax léegi man bi ma démissionné rek nit ñi juge la ñu wax Juste Dème waaw loolu nag est-ce que ñoom bon par rapport ak fonction yi nga exercer les fonctions de magistrat
suñu waxee juge tamit juumuñu parce que mës naa nekk juge procureur peut-être que ñoom magistrat bi titre boobu lañ lay toppantalee ba tey da nga gis ñoo xamante ni dem nañu à la retraite ay Kéba Mbaye ba léegi juge Kéba Mbaye la ñuy wax loolu daal xam naa loolu la journaliste yi léegi nag ñu ngi soo yàggee ci dara rek moom lañ lay tuddee léegi moom bon avocat la mais donc turu juge bi daal moom mooy continuer ba tey moom la ñu gën a xam moom la ñu gën a miin. d'accord loolu moo waral la turu juge dem ñu gis ni ci sa biir wax dégg nañ nga ne da nga démissionné à la magistrature lan moo waral démission boobu. waaw démission boobu moom xam naa mënuma def émission peut-être c'est la première fois ma koy def ci yéen te expliqué wuñ ko te mel nag duñ ko yàggal. li waral démission bi rek mooy ñun dañoo embrasser une carrière judiciaire teel ci dugg bëgg ko nag bëgg tamit justice ñu demee nag ba ci biir mu gis ni justice bi am na ay jafe-jafe pour mu mën a remplir rôle am parce que justice contre pouvoir la ci république day am ñetti pouvoir la am fii ci suñu constitution lu mu prévoir pouvoir exécutif pouvoir législatif ak pouvoir judiciaire bu ne dafay remplir rôle am exécutif ñoom ñuy jiite léegi législatif am na contrôle bi ñuy def ci ñoom mais justice mooy arbitre bi waaw léegi nag ce rôle d'arbitre moom mooy fi nga xamante ni su amee conflit ñoom ñoo koy àtte waaw ñoom ñooy jubanti léegi nag su demee ba ñooñu exécutif bi def ay pression ci ñoom ba mënuñu remplir seen rôle je pense que dafay indi jafe-jafe ci suñu démocratie ni mu war a doxee loolu ñun bu ñuy démissionné wax nañu ni au-delà de la démocratie sax ci jàmm paix sociale sax daf ci indi problème parce que nit ñi suñu wóolootul justice wala fekk justice remplirul rôle am loolu jafe-jafe lay indi parce que nit ki suñ la tooñee da ngay dem fu ñu lay attee fi lu ñuy naan fi mbaxane doone benn nga yaakaar nag fekk fa ay nit ñoo xamante ni jub nañu maandu ñu àtte la su fekkee ni yaa am dëgg ñu jox la sa dëgg képp ku am dëgg ñu jox ko dëgg léegi loolu suñu demee ba amatul ñi ci nekk ñoo ko war a njëkk a xeex ñu ciy xeex ci biir lu yàgg ñu dem nag ba xam ni mbir mi ñu xeex ci biir bi moom moo koy changer parce que soo ko defee lu fukki at gisoo ci benn résultat je pense que su fekkee ni da nga attaché wu ci justice bëgg ko jàpp naa ni yeneen pexe moom moo doon génn jéem ko xeex de l'extérieur. li ñu naan justice à deux vitesses ci loolu ci ngeen d'accord loolu moo waral démission bi ngeen retiré wu ci loolu. D'accord mais am na ñu bëri gis nañ ni tamit bëgg a def li nga xam ne moom mooy politique bëgg a sóobu ci langue politique bi carrément loolu moo tax nga génn ci justice pour ñëw rejoindre li nga xam ne moom mooy la politique. waaw loolu xalaat la nit ñi moom seen xalaat moom soo ñëwee ba nekk homme public mënoo leen tere ñuy xalaat ci yow mënoo leen tere ñuy def ay jugement ci yow de toutes les manières man sànq présenté naa leen sama carrière mais xam nga mënoon naa man admis woon naa ENAM cycle à ENAM fii nga xamante ni ñooñu ay cadre supérieur dañu administrateur civil wala def impôt yeneen ak yeneen yooyu da nga mën a def politique du la yàqal dara ci sa carrière mais man dama tànnoon def magistrature jàpp naa ni su fekkoon politique moo ma intéressé woon depuis longtemps du ma woon dugg ci justice du ma ci woon dugg benn ñaareel bi politique nit ñi su fekkee lan la ci nit ñi mën a am te amoo ko yow ci li nga nekkoon waaw man maire bi may wut nii bi may commencé sama carrière nekk substitut procureur man maa doon jox ay instruction maire maa ko doon dem di ko contrôler waaw donc su ma demee ba
raw lu nekk sax procureur ñëw wàccaat ci suuf di wut maire loolu jàpp naa ni nit ñi mën nañu considérer ni que ah kii de peut-être que pour liggéey pour continuer di xeex dara loo xamante ni c'est son idéal loolu la ko tax a jóg waaw parce que nag tamit politique bi wut la rek da ngay wut da ngay am wala doo am waaw te jàpp naa ni mbir yi nu mu seeree du loo xamante ni wax dëgg yàlla nit ki quel que soit ay calcul yu mu def su fekkoon rek ci loo xamante ni intérêt la nit ki du bàyyi loo xamante ni yaa ngi ko téye loo xamante ni sa carrière la ngay wut leneen loo xamante ni wax dëgg yàlla yow dépendrul ci yow ci askan bi la dépendre ak ci yeneen circonstances yoo xamante ni wax dëgg yàlla yooyu du loo xamante ni looy mën a maîtriser la mënoo ci maîtriser dara waaye nag c'est un combat c'est un devoir ñun moom soo jàppee dara ni devoir la doo xool li nga ci am ak li nga ci ñàkk nit ku ne rek dafay def wareefam jusqu'au bout nga xeex sa réew su tollee fenn da ngay xeex parce que constat bi nit ñi di def ñun luñ doon wax ak li ñu tax a génn ci justice au fond nit ñi suñu xoolee est-ce que am na wala amul est-ce que li ñu doon wax dañ ko waxoon pour mu neex ñu wala ñu wax ko parce que dañoo bëgg a critiquer wala dëgg la analyse bi fa la war a njëkkee commencer et est-ce que aussi nit ku bëgg réewam parfois du ko jaral mu def yenn sacrifice yi pour réewam jàpp naa ne aussi loolu lu am solo la ñun dañoo bëgg au-delà de tout lu ñuy am ak lu ñu ñàkk politique exemplarité dafa war a am ci réew mi mooy ay royukaay nit ñoo xamante ni dañuy roy ci ñoom ci seen jikko ci seen i taxawaay ci seen sacrifice et j'estime que wax dëgg yàlla ci réew mi am nañu ay royukaay yu doy sëkk waaw waaye ne génération bu ne nag war na am ñu taxaw am taxawaay boo xamante ni war nañu mën a nekk ay royukaay waaw loolu jàpp naa lu am solo la. léegi kon mën nañ ne rek boo duggee ci li nga xam ne moom mooy langue politique du sa intérêt personnel mais intérêt commun moo la ci tax a dugg pour jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy askan mais yaa ngi laaj li nga xam ne mooy mairie de la ville de Thiès et lan nga gis ne moom moo fi manqué ba ngay sóobu ak ñi fi nekkoon lan lañ fi deful ba yow nga bëgg a laxasaayu jël mairie de ville bi lan nga fi bëgg a def loo xam ne ñoom defuñu ko. waaw loolu laaj bu am solo la Mbaye Dione parce que xam nga ñun tëbuñu tëb rek ne ñi considérer ni que dugg nañ ci politique dañoo war a ñëw rek di wut dara parce que dañ ko war a wut man li may wax nit ñi nee naa leen nii su nekkoon ni maire lu ñu bëgg def politique mooy jéem wut ndombal tànk pour jiite pour defar suñu xooloon malgré que def nañu politique fii ñu nekk gis nañu ñoo xamante ni yore nañ ko ci yorin boo xamante ni gënal na askan wi baax na ci askan wi suñu leen jàppalewul du ñu ñëw di leen bëgg remplacer waaw donc ñun ci constat bu jiitu mooy bi ñu defee diagnostic mooy xayma li fi nekk liñ fi liggéey loolu dañ ko ànd def ak Thiès waayu ñun Thiès dañ ko xam fi lañu juddoo yaroo fi màggee fii te fii lañu dëkk aussi soo dëkkee ci dëkk kenn warul a gën a mën a xam dëkk bi man nekkuma Dakar di ñëw Thiès fii sama kër fii la nekk Thiès sama maison familiale fii la nekk benn kër bi ma am Thiès fii la nekk donc may dund ak Thiès waay lii nga xamante ni moom la ñuy dund gis d'abord xam nga politique bi lu mu gën a soxla moom mooy jubal mooy éthique mooy des dirigeants crédibles nit ñi nga xamante ni da nga leen di juger par rapport ak li ñu digoon askan wi les promesses électorales lan lañ leen dig ak lan lañu def loolu am solo suñu defee loolu nag ñun taxawuñu wax ni lépp wax ni dara baaxul ñun mel ñu noonu
liggéey boo gis dana am lu ci baax waaye parfois ñu gis ci safar waaye nag li ma gis ak la plupart des Thiessois li ñu gis lu ñuy dund du moins moom mooy ñun safaan lañu gën a gis lu baax te loolu dañ koy wax rek du mbiru politique. soo xoolee benn bi soo xoolee ci maa ngi wax ci transparence ban Thiessois moo fi mën a ñëw wax ni budget commune bi wala budget ville bi tel la xamuñu ko pourtant sooy jiite ay nit yore leen seen alal lu ci jiitu moom mooy nga wax leen lii mooy seen alal soo leen ko waxee ba pare soo liggéey nga ni fii laa ko dugal ak fii loolu amul ci. ñaareel bi mooy ñun bi ñu commencé def politique dañoo dem ci askan bi approche proximité dañoo def proximité bi ñu defee proximité nag fépp fu ñu dem dañuy naan mais ñun xamuñu sax suñu maire gisuñu leen man nag gisuñu maire bi du ni man dama jàpp ni Thiès ci 59 quartiers yëpp maire bi dafa war a ñëw chaque fois coin bu ne wala kër bu ne mu taxaw fa gisuñu suñu maire moom mooy gisuñu liggéey bu ñu maire defal ñu xayma Thiès fii soo xoolee liggéey yi fi am yëpp Promoville la mbirum état la ci mbirum éclairage public lampadaire Fan Roche yi loolu mbirum état la sooy xool li xayma li maire yi liggéey fii pratiquement nit ñi gisuñu ko gis nañu marché yi dañu mel gis nañ dëkk bi ni mu tilimee yëpp léegi nag lu ci gën a doy waar mooy bi élection yi jegewaatee ci la ñu commencé gis quelques changements bi ñu annoncé élection rek commencé nañu gis lampe yi nga xamante ni éclairage public bi nga xamante ni ci koñ yi la nekkoon te nit ñi daan ko remplacer daan ko def kon boo gis day am nit ñoo xamante ni volontaire chaque fois su lampe yi suñu kiiwee ñoom ñoo koy def ñu commencé gis ñu mairie ñëw leneen li moom mooy ci mbiru insalubrité da ngay gis ni ay oto mbalit gars yi fan yii la ñu commencé gis oto mbalit am na xale yu bëri dem nañu ba am 7 ans la ñu am musuñu gis oto mbalit kon yëpp ay charrette dañ doon jël di leen fay loolu li wane ni mairie dañoo absent waaw donc ay jafe-jafe yu bëri lu ci gën a doy waar nag moom mooy mbirum suuf mbirum gestion foncière loolu su fekkee am na scandale bu gën a mag ci scandale gestion bii passé loolu la suuf si fi desoon yëpp ci Thiès pratiquement man damay ne dañ koo ñett dañoo raatale tout ñett yëpp amatul réserve foncière moom amatul fi na doon nekk ay école jël nañ ko espace vert yi jël nañ ko quartier yu bëri amul espace amatu ko fi nga xamante ni ay marché la waroon nekk jël nañ ko donc mais lu gën a garaaw ci loolu yëpp mooy dañoo jël yëpp ba amatuñu lu ñu jël léegi ñu ñëw terrain jàmbur yi ñi nga xamante ñoo amoon seen terrain amaguñu luñ ko tabax ñu ñëw ne ñooñu tabaxuñ seen terrain dañ koy nangu ko jaay ko. loolu fa mu am Thiès. xanaa yow nekkoo Thiès. si maa ngi Thiès. en fait depuis ñun man jot naa jiite benn collectif il y a 1 an et demi dëgg yàlla ci mbir moomu quartier yu ne fii dañoo désaffecté jël ay terrain jàmbur ci côté Thiès Ouest soo xoolee ay Grand Standing ay Mbour 1 Mbour 2 Mbour 3 Mbour 4 soo xoolee côté Médina Fall bi. yeneen quartier mais cas qui était à Mbour 3 cas bi nekkoon Mbour 3 ñooñu nee nañu dañoo dëkkoon ci forêt classée. non waxuma waxu forêt classée bu Mbour 4 man leneen laay wax li may wax mooy terrain jàmbur yu ñu nangu. ne yéen da ngeen tabaxul dañ koy nangu man li may wax. man juriste la prévoir nañu nit ki su toogee diir tabaxul. ñu nangu ko waaye dafa am
nit ki état wala administration balaa moo jël mesure da lay avertir lu ñuy wax dañ lay def mise en demeure ne la ah fii ak at day soo tabaxul danañ ko nangu jox ko keneen nag puisque dañ la ko joxoon mais ñoom defuñu loolu defuñu mise en demeure soo nit ki du yore terrain mu am valeur 25 millions muy xam ni dañ koy nangu du wut dara pour jéem ko tabax dañoo ñëw rek dañ ko ñëw jël désaffecté parce que en fait dañoo bëggoon ay terrain yoo xamante ni dañ ko séddoo seen biir loolu nag lu grave la parce que nit ñi suñ lay jiite ñi lay jiite suñu toogee non seulement liñ leen digoon defuñu ko waaye di nangu seeni alal ñi ñuy jiite di nangu seen alal loolu jàpp naa ni jiit yu mel noonu wax dëgg yàlla duñu jiit parce que jiit luy jiitu ci nangu jiit mooy yéene bi yéene defar yéene servir waaw waaye su fekkee yow ki lay jiite mooy nangu sa alal wax dëgg yàlla loolu moom ci scandale yu gën a mag ci gestion bi la bokk ñun nag yooyu yëpp la ñu boole ñu jàpp ni dañuy ànd na ñoo xamante ni wax dëgg yàlla ñoom am nañu jub maandu nañu nangu nañu liggéey am nañu yéene bu rafet ci askan wi ñooñu suñu bokkee seen yéene ànd jàppalante ànd ak population yi tamit parce que askan wi mënoo leen servir te xamoo lan lañ bëgg waaw ñun loolu tax peut-être soo yeggee ci programme est-ce que yéen déjà duggante ngeen ak askan wi dem ngeen ci ñoom laaj leen li ñu bëgg xam nañ askan wi xam nañ leen tamit parce que nit ki tamit sénégalais bala mu lay voter bala mu lay fal dina xam yow yaay kat ba pare est-ce que toogu leen toog ba soxla mairie bi soo ko ñëw ci askan wi ndax yàgg ngeen di liggéey ak askan wi. waaw Mbaye Dione laaj bu am solo nga laaj foofu parce que jàpp nañu ni li war a changer tamit ci doxalin bi mooy nit ñi mënoo leen njëriñ te xamoo seen bëgg-bëgg ñun bi ñu commencé politique maa ngi koy wax sànq approche bi ñu adopté mooy approche de proximité approche inclusive et participative Thiès ni mu toll ci 3 communes am ci 59 quartiers dem nañ fu ne te ñun tooguñu ba 3 mois 6 mois de l'élection ñu wax suñu ambition di ci dox mars 2019 yaakaar naa ni ci candidat yi ngeen am yëpp Thiès waa yi ñu ngi fi ñoom ñu ngi gis nit ñi doon ñëw ci ñoom ñun mars 2019 donc lu ko teree mu mën ñetti at bëriwul ci lañu commencé di dem ci Thiès waa yi ñun bii mooy suñu première élection dem Thiès xam nañ fi mais dañuy dem gën a xam Thiès toog nag dem ci nit ñi waxtaan ak ñoom déglu leen échange boobu ñuy am laaj leen tamit gën a xam seeni soxla gën a xam seeni priorité approche boobu la ñu def ci lu mot luy jege ñetti at ci la ñu tabaxee suñu programme bi ñu yore nii ñu tuddee ko non contrat de mandature ci sooy xool ci këyit bi ñu yore muy flyer bi mu ngi expliquer nan la ñu def ba tabax suñu programme ci ban diir lañ ko def ci yan échange ñun gis nga fii yaa ngi fekk ci suñu siège fii nii yàgg nañ fi defar ay journée de réflexion et d'échange te bi ci jiitu dañ ko def ci éthique en politique di woo ay borom xam-xam ay borom xalaat ñuy échangeante ci sujet d'intérêt général ñu toog waxtaane ñu dem tamit ci gox yi dem di def ay débat avec nit ñi amul quartier bu ñu duggul bu ñu deful ay débat di waxtaan ak nit ñi waxtaan ak jigéen ñi waxtaan ak mag ñi dem di def ay porte à porte depuis très longtemps te moment boobu jàpp ñu sax datu élection waaw jàpp naa ne ñun lii ñu waroon
moom mooy am nañu benn ambition nan la ñuy def mooy jàpp nañu ni politique li ci war a changer tamit moom mooy doxalin bi du ay mbiru meeting ay ñëw di diggalu ñu mënul ak yooyu dañuy dem ci askan wi bi ñu demee nag waxtaan ak ñoom ba pare ci lañu xool ni bëgg-bëgg yi bëri nañu lool waaw parce que askan wi da nga waxtaan ak ñoom parfois yenn ci seeni mbëbët sax du compétence mairie loolu dañ koy préciser dañu li ngeen ñu wax nii day ni amu leen ndox wax dëgg yàlla loolu du compétence su mairie mais mairie war na leen ci mën a gunge war na leen ci mën a accompagner parce que mairie yéen la fi nekkal mais yii nga xamante ni suñu compétence sax mënuñoo régler yëpp politique lu ci jiitu mooy wax nit ñi dëgg wax leen loo mën a looloo tax ñun li ñuy defar programme bi dañ ko axé ci ay priorité ñu ne bëgg-bëgg yi bëri nañu mënuñoo régler yëpp tamit waaye am na ci nag yoo xamante ni dafa jàmp bëgg-bëgg yu jàmp ay yoo xamante ni ay priorité la priorité yooyu nag ci la ñu tabaxee programme bi te ñu def ko nag dara loo xamante ni aussi dafa simple sooy xool poñ yi fukk kese la mais fukk yi dama ne kese noonu parce que bëriwul waaye jàpp nañu ni askan wi seen bëgg-bëgg yi gën a tar ñu ngi fii du lépp nag parce que mënuñu régler yëpp ci benn mandat waaye jàpp naa ni suñu àndee askan wi ni ñu ànd ak ñoom ba tabax lii suñu àndee ak ñoom liggéey parce que loolu tamit approche inclusive et participative bi du rek ci ni ñu tabaxee programme bi ni ñu koy exécuter aussi daf ci baax ñu ñëw di dellu ci askan wi looloo tax tamit gis ngeen programme bi am na ci benn poñ boo xamante ni dafa tudd agence citoyenne plus inclusive loolu lu tax ma koy citer ñun du ñu gis dara lu baax lu fi nekk dañ koy maintenir maire bi fi nekk mu ngi def des audiences citoyennes jàpp nañu lu baax la mais dañoo jàpp ni mën nañ ko améliorer mën nañ ko def bu mu ëpp solo mu gën a baax parce que ñoom dañuy toog tous les 6 mois ñu woo nit ñi mairie nit ñi ñëw fa ñun dañoo ne weer bu ne maire bi ànd ak ay équipe am war nañ dem ci benn koñ waxtaan ak nit ñi xool seen bëgg-bëgg yi xool ñun suñu liggéey ni ñu ko gisee suñu delloo ñu jéem a gàgganti nu ñuy doxalee ñu jéem a xoolaat suñu doxalin ba ñu gën a njëriñ askan wi parce que ñoom lañ fi nekkal. merci beaucoup monsieur Deme ci kii boobu point boobu ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy coalition bi avec kañ lañu ko kañ la juddu ak ñan ñoo ko sos ak fu mu juddoo. waaw coalition avec xam nga dañu doon toog keroog da ngay dégg ci coalition yi dañuy naan grande coalition tel. waaw loolu moo tax mbiru politique la ñun tamit suñu jeunes yi keroog bi ñuy def ay caravane ñu ngi naan la grande coalition avec waaw coalition bi nag ñu ko composé ñu bëri nag dañ koy reconnaître xamuñu leen bu baax coalition bi ñu ko formé à Dakar am na benn ki nekkoon député Cheikh Oumar Sy xam nañ ko ñun moom moo ñu ci woowoon parce que ñun suñu candidature puisque dañ koo liggéey ci bu yàgg nekkuñu woon di ko négocier dugguñu woon ci coalition di ne nañu xool est-ce que dañuy nekk candidat wala nekkuñu candidat dem nañ waxtaan ak askan wi ba ñu jàpp ni ñun suñu candidature vraiment candidature bu qui s'imposé la askan wi ñu gën a gis ñu gën a bëri bëgg nañ ko te ñun aussi dañoo ñu décider def politique xam ni fii suñu base la war nañ fi taxaw parce que politique lu fi ëpp solo mooy ñu renouveler classe politique wax dëgg yàlla ñu def suñu coalition ñu ñëw bi ñu présenté coalition avec bi ñu gis ni soo xoolee dañoo ne alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes loolu ñu ci gën a neex li tax mu jóg muy valeur éthique mooy ñun ñuy jubal waaw te teg ñëpp ci citoyenneté
waaw mooy ñu njëriñ citoyen bi donc loolu rek lu ñu ci gën a kii la intéressé la leneen ni tamit moom mooy bi ñu ko defee wax dëgg yàlla ñu may ñu ci ñun benn marge de manœuvre ñu defee tamit ñun suñuy liste ni ñu ko bëggee moom mooy liste yi nga xamante ni du ay ñiy def politique rek ñun suñu liste yi soo xoolee ñun ñoo ko jiite ñun ñoo ko tabax mais ñi ci nekk ñi 1/3 bi defuñu politique te laaj ñu leen sax ñu def politique parce que dañoo ne lii jiitu ci changer gox yi tamit mooy ñu xool ci gox yi ay personnalités remarquables ñoo xamante ni ay nit lañu ñu am taxawaay ci seen gox pour ñooñu mën a taxawaay boobu ñu am taxawaay bi ci biir conseil municipal loolu dafa am solo parce que conseils municipaux yi ñun suñuy def seen liste dañuy xool rek seen militant dañuy servir seen militant ñun nag amuñu gis-gis boobu dañoo am ni gis politique dañuy yaatal ñëpp ci war a bokk waaw loolu ci noonu lañu tabaxee suñu liste. moom Thiès rek la am ay candidats wala. avec am na candidat dans les 14 régions wax dëgg yàlla am nañu au moins une 50aine de listes waaw am nañu wax dëgg yàlla lu ëpp juróom fukki candidat ci li ma xam ci biir Sénégal waaw dans toutes les régions waaw donc loolu ñu bëri aussi li ñu tànnee avec c'est parce que jàpp nañu ni coalition citoyenne la du ay mbiru politicienne waaw nit ñi daal avant tout dañoo war a xam ni politique bi am na lu bëri lu ci war a changer muy côté pouvoir comme côté opposition waaw loolu nag moo waral ñu mel ni pour ñu nekk à l'aise ci seen i xalaat ci seen i idée genre coalition yi rek li ñu mën a nekk. waaw bu ñu nee monsieur Ibrahima Dème dañuy tudd coalition avec dañuy tudd tamit li nga xam ne moom mooy mouvement ensemble ñu bëgg nga wax ñu ci tuuti rek. waaw mouvement ensemble dañ ko xawoon mettre entre parenthèse ci tur bi ci ñuy di fësal tur bi waaye mouvement ensemble ay idéaux ñun la ñu indi avec te moom la ñuy continuer ci biir avec suñu demoon ba biir avec gisuñu ci ñun suñu bopp par rapport ak li ñu tax a jóg ci suñu mouvement ensemble dañu koy génn waaw parce que mais nag wax dëgg yàlla ñu bëri ñuy incarné waxuñu ñëpp nag parce que coalition su taxawee ñu bëri mën nañ ci dugg wax dëgg yàlla bon parce que coalition la am na ay candidats yu bëri dugg nañ ci yenn coalition yi mais dañuy dem ba ci biir nit ñi gën a xam seen véritable identité mais en tout cas ñun suñu idéaux mooy lan mooy politique dafa war a changer politique bi war a changer tamit nañu bàyyi xel ni du ci côté pouvoir rek ci côté opposition tamit war nañu changer mbir yi du rek puusal ma toog du rek ñëw remplacer parce que looloo fi amoon da ngay gis ñu nekk ci nguur ñu perte pouvoir dem opposition ñooñu waxaat ni changé nañu ñëwaat ñu gis ni musuñoo changé loolu la ñu gis ba tey même classe politique bi rek moom moo doon nekk nii ñu bokk nag ñu bëri ay jikko waaw yooyu ñu askan wi jàpp nañu ni suñuy jiite moom mooy jéem a rek profiter ci askan wi duñ leen wax dëgg seen alal suñ ko jekkoo jël ko donc seen intérêt personnel rek moo leen tax a dugg ci politique loolu il faudrait que ñu changer ko ñun nag ay valeur moo ñu tax a dugg ci politique lu ñuy wax ci biir mouvement ensemble moom mooy loolu dañ koy yàgg di ko wax ci biir mooy ndam bi jiitu ci politique du rek am victoire électorale déedéet ndam bi jiitu moom mooy ñuy méngale ci suñuy activité politique ni wax dëgg yàlla principe ak valeur yi ñu taxoon jóg dañ ko làmboo ci lépp lu ñu def waaw di wax dëgg nit ñi dëgg wax nit ñi lu ñu mën ak lu ñu mënul ñu koy teg aussi ci ay teggin parce que noonu la ñu yare
waaw ñun daal loolu moom mooy suñuy valeur loolu la ñu xam ni loolu la ñu bëgg indi ci politique parce que politique aussi exemplarité la man damay wax ñu nekkal ni su fekkee kenn wala ñaari nit ñu ñuy bàyyi xel du ñu suivre wala ay xale yu ñuy roy ñu nekkal ñu am ñu li ñu mën a changer ci ñoom ci jubal ci maandu ci gore waaw loolu rek jàpp naa ni ndam la waaye nag ndam boobu dama ne nañ ko maintenir rek restons constants et cohérents jàpp nañu ni ci diir nit ñi danañu gën a xam kan mooy kan. d'accord waaw ñu gis ni Sénégal ñu ci bëri bu ñuy demee élection ñu ci bëri bu ñuy voté mën nañoo ñàkk voté nit ki en tant que tel mais coalition la ñuy voté te boo xoolee fii Thiès coalition Benno Bokk Yaakaar ñu naan ko fi Mburoog Sow dafay am doole parce que li mu boole dafa bëri parce que boole na Benno Bokk Yaakaar bu APR boole na tamit réew mi indi 2019 ñëpp ñoo booloo ànd foofu noonu est-ce que ngeen yaakaar ne seen coalition avec mën na gagner Mburoog Sow fii ci biir Thiès. waaw Mbaye Dione laaj bu am solo nga laaj foofu parce que xam nga loolu la ñuy wax dynamique des structures politiques yu mag yi am nañ doole soo gisee suñuy def campagne ñoom ñoo yore oto yu rëy oto yoo xamante ni ci suñu alal lañ ko jëlee waaw parce que ñi koy dawal yëpp du seen alal du seen payoor waaw ñoo jël ay moyens ay centaines de millions voire des milliards di ko def ci ay campagne waaw di ñëw di jox xaalis askan wi yooyu ñooy machines yu mag yi waaw loolu mooy dynamique ñu bëri dañ ñu doon naan donc da ngeen di dugg ci coalition bu mag ngeen am dynamique de coalition ñun nag nanguwuñu loolu ñun dañoo nangu ni population yi li ñu jàpp mooy population yi nit ñi dañ leen xeeb waaye population yi dañoo ràññee te yàgg nañoo ràññee te élection yi di ñëw mën na créer ay surprise yu bëri parce que population yi sonn nañu waaw du nit ñi c'est pas parce que nit ñi ñu ngi ñëw di leen tuur xaalis Thiès yàgg nañ koo tuur xaalis fii li nga xamante ni Thiès ci opposition la nekkoon ba récemment mais taxul changé wu parce que Thiès yi dañoo am li ñu leen xamee ci politique homme politique Thiès yi mën nañu changer mais Thiès yi changé wuñu seen ngor ñu ngi ko garder ba tey ñun de ñu gis seen ngor ñu ngi ko garder te Thiès yi am na lu bees lu ñu soxla te jàpp naa élection yi nii danañ ko méngale lu bees yi nag ñaar la nit ñu bees ak doxalin ñu bees ñun loolu la ñu proposé Thiès te proposé bi du ñu dem ci ay ngan di meeting di ko wax dañoo dem ci kër yi dugg ci ñoom toog diir bu yàgg lu mot ñetti at di waxtaan ak ñoom jàpp naa ni Thiès yu bëri suñu sañoon Thiès yëpp la ñuy dem seeti ji mais loolu mënul nekk ñu ngi ci woon guddeeg bëccëg suba ngoon mais Thiès presque léegi c'est 400 000 habitants c'est près de 50 000 domiciles waaw am nañu def nañ ci lu bëree bëri nag gis nañ ay junne Thiès waaye ñi ñu gis li ñu wax dégg nañ ko te gis nañu benn taxawaay élection yi mën na am surprise yu mag yi muy créer parce que nit ñi fu mu toll nii soxla nañu beneen gestion boo xamante ni du ci ay naxe du ci ay dige yoo xamante ni wax dëgg yàlla ñu koy digee contraire bi waxuma rek du ñu tenir seen promesse mais danañ la dig nii danañ la njëriñ mais ñi lay dig dañ lay njëriñ non seulement duñ la njëriñ mais dañuy ñëw foqati sa alal ci say loxo loolu moom je pense que Thiès yi duñu ko nangu waaw am na ñoo xamante ni joxe nañu seen preuve ñooñu moom wax dëgg yàlla Thiès yi jàpp naa ni ci niñ leen xamee ñooñu war nañ leen gannaaw ñun nag ñu ngi tàllal loxo Thiès yi jàpp ni am nañu suffisamment d'expérience waaw ànd nañoo ak ay borom xalaat borom xam-xam ak nit ñu jub ñu maandu ba
lii nga xamante ni moom mooy liggéey mairie xam nañ ko tamit ànd nañu ñi ko xam suñu ko tegee suñu loxo danañ ko mën a doxal ba Thiès waay xam ni vraiment ci histoire Thiès li fi Ousmane Ngom def parce que dañ koy citer aussi da ngay dem ci yenn mag ñi dañ lay citer Ousmane Ngom bi mu fi jógee mon na juróom fukki at mu defoon fi liggéey bu am solo loolu tamit daf ñuy wan dara mooy nit ñi nañu liggéeyal woy bu rafet Ousmane Ngom bàyyi na fi woy bu rafet fi Thiès ñun dañoo bëgg tamit ci histoire Thiès ñu ne ñu Ousmane Ngom dafay jéego yi day 50 ans après am na keneen ku fi ñëw di doomu Thiès Ibrahima Dem moom tamit def na lii ànd ak ay nitam loolu moom wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaan parce que woy bu rafet daal moom moo jar a wut. d'accord léegi tey buñ demee ba le 23 janvier incha allah ngooru 23 janvier ngeen gagné li nga xam ne mooy mairie bu Thiès lan mooy moo njëkk a nekk ci seen bopp loo xam ne rek da ngeen di tëb defar ko Thiès seen projet yi gën a ngand yi nga xam ne pare ngeen pour defar ko Thiès mooy yan. waaw projet yi ñu nga xamante ni moom la ñu nar a defar. moom mooy li ñu def nii suñu programme la nii. léppal ñu ko ñu. léegi programme bi ñetti chantier la. chantier bu jiitu bi ñu ko tuddee une citoyenneté plus engagée parce que ñun dañoo jàpp ni partenaire bi ñuy am moom mooy citoyen bi moom mooy Thiès waa bi moom la ñu bëgg mu gën a ñëwaat mu gën a am confiance parce que nit ñi suñu xamee ñi leen jiitu ñi leen jiite naxuñu leen wax dëgg yàlla nekk ñu fi pour lekk seen alal dinañu amaat confiance politique ñun loolu lañ bëgg suñu amee confiance ak ñu jàppante la ko ànd waaw li ci jiitu poñ bu jiitu bi moom mooy mbirub kayit xam nga dana néew ñun fu ñuy dem population yi di ñu teg kii boobu bëgg-bëgg boobu waaw parce que lu ne rek ci ay mbirub liggéey la ñuy wax ak mbirub insalubrité te loolu ñun dañoo jàpp ni ñun ci suñu expérience lu jiitu la ci nit ñun waruñu nekk ci ville ñu am ay junne nit ay xaleel ak ay mag yu amul ay kayitu juddu ñu ne lii parce que lu jiitu ak ci ak yelleef nit mooy mu am identité loolu moom ci diiru ñaar at ba ñetti at bëgg nañu parce que aussi suñu liggéey dañ koy teg ci benn chrono ci dafay am parce que loo gis rek projet boo gis mën na nekk ci projet court terme xam nga mën nga ko def ci ay weer wala ci benn at projet moyen terme ñaar ba ñetti at ak projet long terme boo xamante ni sax mën na ëpp juróomi at waaw léegi nag ñun lu ñu jàpp mooy projet bii nii état civil war nañ ko mën a def aussi ñu informatiser ko leneen ni mooy éducation morale et civique xam nga ay jikko man dama wax ni li ma fi wax yëpp moom mooy jikko yi national ñun tamit dañu contribuer parce que politiciens yi dañoo ñëw ba changer askan wi ci seen jikko parce que ñun aussi nit ñu ñuy seeti ji dañu gis ni ku ne sa intérêt rek lay wax doo gis ku ci wax loo xamante ni daf ñu concerné gis nga spoliation foncière bi ma doon wax da ngay toog nga gis koñ ñu jël espace vert nit ñi di génn di manifester mais ay fukki nit ngay gis ci koñ boo xamante ni am na plus de 2000 personnes parce que nit ñi lu ñu moom la ñu gën a fonk li ñu bokk loolu tamit il faut que ñun tamit ñu def ci benn liggéey dès le bas âge xale yi éducation civique et morale ñu ngi koy def ci l'école yi mais ñu gën ko accompagner ànd ceeg militaire à la retraite yeeg yooyu ak enseignants yi nekk à la retraite ak même yeneen fonctionnaires yi nekk à la retraite ak ñeneen ñi ñu accompagner leen ci. waaw léegi nag deuxième chantier bi moom mooy une ville plus proche des populations. waaw benn poñ rek bi ma ciy wax bu am solo mooy formation d'unité de prévention et de prise en charge xam nga ci koñ yi jafe-jafe yu gën a mag ñett yi la mooy tilimaay bi mooy insalubrité
ak insécurité ak mbiru feebar yi loolu nag ñun dañoo ne ci biir koñ bi la ñuy former ay unité ay nit ñi nga xam ne ci koñ bi lañu dox mais seen liggéey d'abord ci prévention la waaw ci def seen kéemtalaay kattan ba yooyu du am waaw parce que par exemple suñu xoolee ci mbiru santé suñuy wax rek dañu naan am nañu case de santé am nañu centre santé wala amuñu ko am nañu tel nombre d'infirmiers sages-femmes mais duñu wax yan mesure la ñu jël ba di éduquer population bi di leen sensibiliser ba nit ñi duñu feebar waaw wala sax feebar moom mënuñu ko mais yenn feebar yoo xamante ni mën nañ ko éviter ñu fagaru moo gën faju côté insécurité ak yooyu. Troisième chantier bi une ville plus verte plus ouverte et plus compétitive ñaari poñ naa ko ci wax yu am solo xam nga mbiru financement yi gis nga ci jigéen yu ñuy dem di seeti yi souvent dañuy naan su nga nekkee maire ñu bëgg nañu ay financement te xam nañu mairie amul doole nit ñi nañ leen wax dëgg amul doole ci budget mënul jël yëpp jox ko jigéen ñi di leen jox ay financement parce que soo jiitee bëgg-bëgg yëpp ku ne da nga koo war a gestu waaw léegi nag ñun bi ñu xamee loolu ñun tamit dañuy diisoo ak ay borom xalaat ñu diisoo ñi nga xamante ni ay spécialistes lañu en finance ñu wax ñu ay mbiru banque ak yooyu ñu wax ñu daal lu ci ëpp solo moom mooy ñu wut fonds de garantie parce que fépp fooy dem di def prêt rek dinañ la laaj garantie léegi am na ay jeunes yu am seen projet nit ki ñëw bëgg taxawal benn unité par exemple benn site jàng na mbiru informatique benn site am kii nekk tailleur mokkal bëgg tijji atelier am ay jigéen yu nekk ci seen avec bëgg financement pour mën a liggéey ñooñu ñëpp parce que institution de microfinance yi ñu ngi fi yore nañu xaalis mais ñoom garantie mairie nag moom doy na garantie dañuy wut benn fonds de garantie suñ ko demee ñu garantie nit ñi seen prêt ñu sélectionner nag rigoureusement les personnes yi koy war a mën a kii bénéficier wu ñooñu suñu amee seeni prêt ñu encadré leen tamit ñu fay parce que mbir yi joxuñu leen ko du don waaw dañ leen di encadré rek suñu leen poussé ba ñu dem ñoom tamit suñu remboursé at bi ci tegu ñeneen ak ñeneen li ci am loolu la ñu jàpp mën na sukkali parce que mairie du créer emploi dafay créer ay conditions propices à la création de l'emploi waaw jàpp naa ne loolu lu am solo la waaw. d'accord merci monsieur Deme ci leeral yooyu suñu émission nag mën nañ ne ñu ngi ci njeexintal bi sa kàddu yu mujj lan lay dénk askan wi. waaw Mbaye Dione maa ngi leen di remercier bu baax ci seen invitation wax dëgg yàlla ñun lu ñuy wax Thiès waayu seen destin suñu destin wu ñun ñëpp ak suñu doom moo nekk en jeu parce que Thiès nag wax dëgg yàlla am na ni ñu ko xamee woon Thiès waay yi ñëpp a ngi leen di bàyyi xel fu mu toll nii Sénégal yëpp parce que dafa am lu fi am loo xamante ni ay nit ñu fi nekkoon jàpp ni ñoom moom Thiès wala Thiès waay yi ce sont des inconditionnels Thiès waay yi nag jàpp naa ni la plupart ñi voté soo xoolee plus de 95% nekk ñu ci ay partis ay sympathisants lañu donc mën nañu ràññee Thiès c'est une ville de refuge la mës a nekk ñun quel que soit ñi nga xamante ni ñoom la ñu voté jàpp nañu yaakaar nañu danañ nekk ñun nañu leen xool rek ci seeni profil ci li ñu def ak ci bi ñu duggee ci politique ba tey nan lañ ci taxawee ci yaakaar bi ñu war a am ci ñoom ci jub ci maandu ak ci liggéey jàpp naa critères yooyu rek moom moo war a tax nit ki voté nit parce que élection locale du élection structure du mbiru parti ren jii am na lu yees ci élection yi loolu dañ koy wax da ngeen di voté ngeen yéenay choisirale maire yi
ci même élection ci la ñuy tànn conseillers ci la ñuy tànnaale maire parce que dañ doon voté ci yeneen élection yi ñu voteel benn liste ñoom ñooy dajawaat tànn seen biir maire te maire boobu du fekk ni nit ñee ko tànn mais bii yoon ñi nekk tête de liste ñoom ñooy nekk directement maire te ñoom ñooy jiite ñooñu nag nañu xool ci ñun ñu gën a jub gën a maandu gën a nangu liggéey bëgg Thiès am yéene bu baax ci Thiès ñu tànn ñooñu je pense que lu bëri lépp mënul changer mais lu bëri ci li ñu metti dinañu mën gannaaw donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. D'accord merci beaucoup monsieur Deme Diallo tam ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi di jaajëfal les téléspectateurs de Kadioractu ñi nga xam ne à chaque fois di nga ñuy bàyyee xel safoo wóoloo suñu chaîne bi di Kadioractu di leen jaajëfalaat bu baax a baax li moo nekkoon tey suñu benn numéro ci émission bii di compte à rebours ñu doon ko def ak monsieur Ibrahima Amidou Deme muy ñu gën koo xam ci Juste Deme mu nekk ci coalition bi di avec ci mouvement ensemble nekk candidat à la mairie de la ville de Thiès ñu di ko jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup au revoir.